ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci immigration clandestine mu di mbir boo xamante ni mi ngi wéy di jël beneen ampleur actuellement ñi ngi wax des centaines de morts ci li ñu xamagum muy ay doomi réew mi benn gaal kese def na 140 morts téeméer ak ñeent fukki doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci OIM di organisation internationale des migrations ñu ci profité di jaal njabootu ñi ci génn àdduna tey ñaanal ñi seen bakkan root suñu borom yërëm leen te lim bi takku lool. donte nguuru Sénégal ñoom weddi nañ ko mais bettuñu parce que ñoom loolu mooy seen mënin te bés bu ne suñu borom weer leen fan yi benn rapport mu fësal ni taux de chômage bi Sénégal mi ngi toll ci 48% maanaam téeméer yoo jël ci ñu wutum xëy ñeent fukk ak juróom-ñett yi amuñu liggéey ñoom nguur gi def seen conférence de presse ngir weddi loolu. immigration clandestine ñëw weer leen wal leen ni effectivement dëkk bi amul liggéey ba tax ndaw yi jëli gaal ngir dàqi seen wërsëg feneen au lieu que ñu nangu ko te trouver ay solution ci mbir moom mais ñu taxawaat di weddi naan li mu doomi aadama yi ñu wax ni dañoo ñàkk seen bakkan ci géej gi dëppoowul ak li am kon ñoom newuñ sax ci yoonu tëgg ay politique teg ay programme ba doomi Sénégal daal di mën di gis boppam ci biir réew mi ba du soxla di tayle bakkanam ngir mën a am dund gu mucc ay bitim réew. est-ce que xam ngeen ni entre 2005 et 2019 diggante nguuru Abdoulaye Wade jàpp Macky Sall Sénégal dajale na 305 millions d'euros maanaam plus de 200 milliards de francs CFA pour tëgg ay programme ngir ndaw yi des ci réew mi. xaalis boo xam ni buñ ko delloo waatoon ndaw yi parce que ci seen tur la ñu dem ci tubaab yi wut ci ay financement bu ñu jëloon xaalis boobu noonu financé ci seeni projet wala orienté leen ci yenn secteurs yi encadré leen waxuñ ni immigration clandestine du am mais lu bëree bëri dina réglé wu. donc jàpp leen ni gars yi luubal ni 200 milliards ndaw yi gannaaw bu ñu demee wuti xaalis ci seen tur rapport bi mi ngi ci description vidéo bi di ngeen xam organisation bu ci nekk lu mu joxe ci koppar daañu ci ñëw. boolewuñ ci 117 milliards yi Union européenne jox suñu nguur gi ngir mu téye ndaw ñi parce que ñoom européens yi mbiru immigration clandestine dafa dem ba ëpp leen loxo léegi pour xeex loolu dañoo teg lu ñuy wooyu politique migratoire maanaam programme boo xamante ni benn ci li ko tax a jóg mooy financer dëkk yi nga xamante ni xale yi fa la ñuy jógee di ñëw seen réew ba jeunes yooyu noonu du ñu soxla di jël gaal wala sax avion parce que lépp lu ñuy daw di wuti mi ngi seen biir dëkk ci politique boobu noonu. Union européenne kese jox na Sénégal lu toll ci 117 milliards de francs CFA pour que mu financer ay ndaw former leen ba duñu soxla jëli gaal di dem bitim réew. Union européenne daf ma jox ay li mu dépensé ci Sénégal ci dugal ci lutte contre l'immigration clandestine l'extrême pauvreté donc plus de 180 millions d'euros donc soo ko xayma en francs CFA mu ngi toll ci ni 117 milliards 900 millions de francs CFA. donc à travers des programmes yu ñu teg donc ñooñu nga xam ne nag ñoom la ñu jox ay programme je crois que kon war nañu mën a taxaw wax programme boobu ñan ñoo ci bénéficier parce que tey la wàlla gën a ay. donc ñoo ko déggandoo Boubacar Seye bokk ci Horizon sans frontières moo tax bu ñuy wax ci wàllum immigration clandestine baax na ñu posé wu la question lu tax ndaw yi di dem balaa ñuy dal seen kaw naan leen da ngeen di jaay seen bakkan ñun encouragé wu ñu jël gaal parce que loo xam ne yow mosoo koo def te doo ci orienté sa mbokk boo ko diggalee keneen sa dugg des na. ñun diggaluñu kenn mu def ko parce que wolof daf naan njariñ loo fekkee mais dafa am loo xamante ni mënoo wax immigration clandestine bàyyi ko ginnaaw mooy lu tax jeunes yi di sacrifié wu ngir dem Europe. benn amul politique bi tax doomi Sénégal mën a gis boppam ci biir réew mi ak domaine bi muy yëngu tey capitaine gaal yi dem Europe yi jiite campagne yi la majorité ay mool lañ dañoo gedd seen métier di nappkat parce que géeju Sénégal amatul dara lu ko waral. dafa am benn mafia bu nguuru Sénégal ak yenn ci ay hommes d'affaires sénégalais di teg di complot ak ay chinois ñuy saax-saaxee suñu géej dañ ci indi ay leeral ak mbir yu garaaw a garaaw yu am ci mafia boobu noonu. dafa am ay sénégalais yuy complot ak ay chinois ñoom chinois yi di leen fay ay millions pour ñu wutal leen ay licence de pêche ci seen tur. lii benn la ci problème yi tax mool yi di jël seeni gaal wut ay jeunes ci koñ yi ngir dem Europe dañ ci indi ay leeral ak mbir yu garaaw a garaaw yu am ci mafia boobu noonu. ñaareel bi wax nañ ko mooy manque de politique de l'emploi politique bi tax sénégalais bi mën a des ci biir réew mi te du ñee tubaab ba du ko jaral muy jaay bakkanam ngir dem ci beneen réew li organisation internationale yi jox Sénégal ngir mu téye ndaw ñi buñ ko delloo waatoon jeunes yi parce que seen xaalis la ñoo ko moom lu baree bari dina saafarawu mais suñu nguur yi ñooy fekk néew bu tëdd ñu koy dompat nit ki day jaaxle bay jël gaal ngir dem bitim réew waa bitim réew jox xaalis nguuram ngir mu jàppale leen ba ndaw yooyee toog seen dëkk nguur gi jël xaalis boobu sàkkal ko pexe wëlbatiku nag di leen xas da ngay seet mbiru immigration clandestine
ñi ñuy gën a joxoñ baaraamu tuuma mooy ndaw yi jël gaal yi alors que ñoom ay victime lañu victime mu benn système lañ ay victime mu benn mafia la boo xamante nii dañuy mbubboo seen tur ñoom ndaw ñi di gagné ay milliards de francs CFA. mu ngi gis nga gali mu ngi dem nañu ba ñëw am nañu 4 mbaal dem nañu ba ñëw 4 mbaal la ñu am gisuñu wenn jën wenn na Macky Sall dimbali nu ngir yàlla ñu ay Sénégal la ah kaay xool fii ñëwal Macky Sall ñëwal gis nga lii moo la kalab genn aw jën amu si aw jën dañu sonno dañu yor ak njaboot Macky Sall ngir yàlla ba tey nekk Sénégal la tubay yaabay bi ngir yàlla yonent bi xoolal gaal donc mool yu mel nii ñooy toog ay semaine duñu am lu ñu mën a yóbbu seen kër ñu mel nii ñoo yor njaboot war leen dundal te saa ñu demee géej dellu sak ay loxoy neen amuñu benn métier bu dul napp xamuñu lu dul géej léegi seeni gaal la ñu jël wut yeneen ndaw yu bëgg a tukki ngir dem Europe ci ndaw yooyee am na ay marchands ambulants am na ay étudiants am na ay diplômés chômeurs bi ñuy waajal vidéo bi ne am na ku ñu xibaar ni doomi daara yu baree bari yi ngi jël mbëkk mi lim bu takku ñàkk ci seen bakkan léegi ñooñu ñëpp nga xam ne gisuñ seen bopp Sénégal tey xëy di dégg ay milliards yu dul jeex ñooy coopérer ak ay mool yoo xamante ni ñoom itam ci jaaxle lañu nekk ndax amatuñ lu ñu lekk ngir dem Espagne li gars yi war a comprendre mooy bu moolu Sénégal yëpp gisoon seen bopp seen liggéey ku bëggoon tukki jël yoonu géej gi doo am sax ku la yóbbu mais dafa am ay sénégalais yuy teg ak deal comme ni ñu ko waxee sànq ak ay chinois maanaam dañuy dem wuti licence de pêche comme si que ñoom sénégalais yi ñoo yor ay bateau wala ay gaal léegi buñ leen joxee ay licence ñu jaay ko chinois yi à des centaines de millions ñu daal di lor mool yi nga xamante ni ñoom seeni gaal kese la ñu yaakaar ngir mën a yor seen njaboot. en réalité chinois bi daf la naan léegi yow man boo ma amalee licence ma fay la 150 millions. maanaam yow. boo ko defalee la 100 millions. boo fexee ba sama navire nekk droit sénégalais. di napp am licence am licence di fay ma fay la 100 millions. ma fay la 100 millions waaye gaal bi sa yoon nekku ci ngeen def contre lettre signé ko ku nekk téye yow nga yéeg dugg seet à gauche seet à droite say xarit say mbokk say et cetera ñu jox la licence nga jox gaali chinois yi di napp yow nga tuuse sa xaalis toog fa lay jàpp sa njàmbur. donc kon yow gaalu chinois yi ñuy wax yëpp droit sénégalais yu ci ëpp noonu la demee. waaw dañuy mbubboo Sénégal ak sénégalais yi pour mën a dugg ci biir pêche bi parce que bu fekkee ne mubboowuñu sénégalais yi. duñ mën a pêche mënuñu napp Sénégal tant que Sénégal amul accord de pêche ak Chine. mais Papalé. société boo xam ne capitalam 500 000 la maanaam téeméeri junni. 500 000 francs CFA. capitalu société bi maanaam société bi ma defar man wala sénégalais bi ak chinois bi 500 000 francs la nga mën a am fukki bateau yoo xam ne bu ci nekk buy bees jar na 5 milliards. loolu naka la mën a nekkee. ñoo ko dégg doo moom Saéry Seck di président groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal est-ce que dégg ngeen bu baax li mu wax comme que Sénégal ak Chine amuñu accord de pêche maanaam licence bii may bateau chinois yi mën di napp suñu géej dafa am ay sociétés sénégalaises yuy yëngu ci wàllum napp yuy wuti licence de pêche comme si que ñoom ñooy napp ci géej gi léegi bu ñu leen joxee licence ñu jaay ko ay chinois encaisser des centaines de millions dem te di nelaw puisque chinois yi ñoom ay saay-saay lañ dañuy def lu ñuy wooyee pêche illégale. parce que booy napp jën dafa am mbaal yoo xamante nii danga ko war a utiliser ba jën yu ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci géej gi te war a màgg duñ leen jàpp mbaal yoo xam ni day jàpp jën yu mag yi bàyyi jën yu ndaw yi mais chinois yi ñoom dañuy utiliser technique boo xamante nii duñu bàyyi benn jën moo xam bu mag wala bu ndaw ci biir géej gi lépp la ñuy roñ ba borom gaal bi nga xamante nii moom ci napp kese la yaakaar bu demee géej du fa fekk dara. gisuñu wenn jën wenn na Macky Sall dimbali nu ngir yàlla ñu ay Sénégal la ah kaay xool fii ñëwal Macky Sall ñëwal gis nga lii moo la kalab genn aw jën amu si aw jën dañu sonno dañu yor ak njaboot Macky Sall ngir yàlla ba tey nekk Sénégal la tubay yaabay bi. te lii suñu nguur yi xam nañ ko mais dañ ne patt bàyyi chinois yi di def lu leen neex suñu biir réew di def lu leen neex suñu géej ba moment bi ñuy wax ak yéen am na 54 bateaux chinois juróom fukk ak ñeenti bateaux chinois yoo xamante ni ñi ngi ci géeju Sénégal di def lu jéggi dayoo. Alioune Ndoye di ministre de la pêche jox na lu yàggul ay bateaux chinois ci lu jaarul yoon ay bateaux yu ñuy wooye Fuyan Yu mu jox leen ay licence de pêche doon ko nëbb mais yàlla moo ko weer lii ngeen di gis ay acte de nationalité la yoo xamante nii moo ko jox ay chinois ci suuf maanaam corruption bu rëy a rëy moo am ci boppu nguur gi
ay sénégalais ñooy complot ak ay chinois di jaay suñu géej. Aliou Ndoye ba mu defee lii amul dara lu ko ci fekk remaniement bi ñu mujjee def gis ngeen dañ ko reconduire léegi avec ça ñu ne borom gaal yi nga xamante ni yoratuñu lu ñu lekk ñu naan leen téye leen seen gaal fan yi Mansour Faye nee na dañoo war a criminaliser jël géej gi di dem bitim réew maanaam képp ku ko def ñu teg la ay daan alors que ñoom seen nguur ñoo toroxal nappkat yi di teg dil ak ay chinois ba mool yi gisatuñ seen bopp ci biir réew mi. ñaareelu mbir bi yokk immigration clandestine bu weesoo chômage bi yaakaar naa ñu bari ci yéen suivre nañ vidéo bi ñu ci defoon joloñu ci dellu si waat chômage fi mu toll ci biir réew mi mais li ko yokk mooy ñaan gi suñu nguur yi di wër di ñaan bitim réew dem naan tubaab yi jox leen ñu xaalis dinañ téye jeunes yi ba duñu ñëwati seen réew wëlbatiku jël xaalis boobee nga xamante ni réewu nasaraan yi jox nañ leen ko pour que ñu téye ndaw ñi def ko seeni poche Olof Njaay nag dafa ni gumba boo ko saraxul bàyyi kook yalwaanam li ngeen di gis nii benn liste la buy wane xaalis bi nguuru Sénégal encaissé ci ay organisation internationale pour ne dafay xeex immigration clandestine mënuñu lim lépp dañuy cité yi ci ëpp solo bu ngeen paree mën ngeen consulter document bi mi ngi ci description vidéo bi mais li ma tax xam mooy agence belge de développement dox na Sénégal 18 millions d'euros 11 milliards de francs CFA pour ñu jàppale ñu yëngu ci wàllum mbay ca Fatick Diourbel Kaolack Kaffrine ak Thiès. coopération italienne jox na Sénégal 14 millions d'euros 300 000 presque 10 milliards pour ñu wàññi immigration ci région yi nga xamante ni mu ëpp moodu ci Sénégal. agence française de développement ak benn organisation bu ñu woowee LuxDev jox nañ Sénégal 40 millions d'euros plus de 26 milliards de francs CFA pour ñu former ay ndaw yu Sénégal waaye itam renforcer entreprise yi nga xamante ni doomi réew mi ñoo ko moom. agence espagnole de coopération internationale au développement jox na suñu réew 9 millions 500 000 d'euros plus de 5 milliards ba tey ngir xeex mbëkk mi. ba tey organisation boobu noonu ak agence française de développement jox nañ Sénégal plus de 27 millions d'euros maanaam 17 milliards de francs CFA pour que ñu réintégrer 3000 sénégalais moodu yi nga xamante ni dañ leen jotoon rapatrier. bu leen fàtte ni itam entre 2016 jàpp 2017 États-Unis signé woon na benn coopération ak réewum Sénégal pour delloo si ay junni ndawi doomi réew mi. États-Unis jox Sénégal lu toll ci $25,000 doomi Sénégal bu ci nekk maanaam ñi nga xam ne dañ leen jëlee États-Unis indi leen Sénégal ku ci nekk ñu war la jox $25,000 lu toll ci 15 millions de francs CFA ngir bu ñu ñëwee ñu mën a am ci luñ jàpp mais xaalis boobu noonu kenn xamul fa lu dugg ñi ko waroon bénéficier wu tey France daal la xëddeem léegi nag nañ ñu wax ñoo ngi leen di xaar ñu wax ñu ban sénégalais bu ñu delloo si parce que amul kayit wala ñu refoulé ko gannaaw ba mu defee immigration clandestine wala ay jeunes ci biir réew mi yu bénéficier wu ci financement yu leen limal yi yëpp quelque la ñu lim mais bari na ku ko xam na ko def en commentaire wala nguur gi indi ci ay leeral. donc li doomi aadama yi war a xam mooy Sénégal amoon na ay moyens pour xeex définitivement immigration clandestine suñu réew encaissé na des centaines de milliards te delloowu ko ndawi Sénégal yi nga xamante ni ñoo ko moom tey ñaata jeunes ñoo am ay projet ñaata jeunes ñoo soxla formation ñaata jeunes la ñu xañ seen liggéey te milliards yi ñu jëlee bitim réew mënoon régler seen situation mais Sénégal rongo ñu baadoolu mooy cimetière buur dañuy utiliser néew di doole yi di ñaan xaalis ci seen tur buñ ko encaissé nag def seeni poche yóbbu ci ay banque léegi nag li ñu gëm mooy duñu conseiller kenn ku ñu suivre mu jëli gaal ndax bu ñëpp jëlee gaal parce que dëkk bi doxul ñu bàyyeek réew mi politiciens yi bàyyeekoo sàcc yi kañ la Sénégal di jëm kanam maanaam bu ñëpp jëlee gaal te xamuñ lan la ñuy fekki foofu noonu ñoom luubalkat yi sàcc yi dañuy am lu leen neex ñoom loolu moo leen ci gënal sénégalais yi am li leen métti génne réew yi dem seen yoon moo xam gaal la ñu jël wala avion wala jël yoonu suuf bi ñoom sàcc yi des fekk seen njaboot di def lu leen neex ak suñu xaalis te kenn du leen artu ñoom loolu la ñuy sàkku moo tax mbiru immigration clandestine duñ ci mus a jël benn décision boo xamante nii day tax ndaw yi toog ci biir réew mi ñoom li leen gënal mooy na ndaw yi dem ñoom ñu des fi di sàcc ak luubal ñun suñu position mooy allah kulli xaal faw am ñuy tukki am na ñoo xam ni seen wërsëg bitim réew la nekk loolu suñu borom moo ko dogal am na ñoo xam ni duñu jot seen wërsëg tant que demuñu bitim réew seen destin la mais bu ñëpp demee kan mooy défendre Sénégal donc faaw am ñu des pour xeex li nga xamante ni moo ñu métti ci réew mi ngir changement mën a am ngir Sénégal génn ci loxo yu bon yi mu nekk tey moodu wala faatu boo jël yéene mooy dellu si Sénégal investir mais mënuñu ko parce que conditions yi matalewul bu ñu ñëwee Sénégal amuñu accompagnement bi leen di permettre ñu mën a investir dellu si ak seen njaboot mais ñi fi des ñoo war a taxaw temm ba Sénégal mën a am beneen xar kanam moyen yaa ngi fi xam-xam baa ngi fi patriotisme baa ngi fi lenn moo manqué mooy volonté. Et il faut que mu am ay groupe de pression pour bépp nguur waxuñu rek Macky Sall
mais même bu ko fi yàlla jëlee mu am ay groupe de pression yoo xamante nii ku fi toog te bëgg a def naka sudul noonu di nga bàyyi xel ni am na ñu may xool am na doomi réew yi fi nekk taxaw temm ngir défendre intérêt Sénégal mais bu ñëpp demee bàyyi ak réew mi saay-saay yi bàyyi ak réew mi sàcc yi bàyyi ak réew mi bétail politique bi nga xamante ni ñoom nguur kese moo la ñor yaakaar naa ni dinañ yàgg a ñaxtu mais dara du faju ci aajo yi nga xamante ni bëgg nañu wut ci solution kon jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf